أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Captain Ibou Diallo Colonel Sam Sarr for maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax man la Djiba Kulo jërëjëf Sam Sarr man doon déglu sa audio bi waaye nekk na audio boo xam ne macha allah lu daw yaram la comme soo xoolee Gambia tey nu mu nekk di demee dafa overshot ngir Gambia dafa mel ni ki dëgg dafa tumaranke ngir Gambia dafa mel ni ki tey jii fen leen jël embrace ko jël dëgg daal gém koo nacc tey jii si life boobu leen nekk di dundee ngir criminal yi nii ñoo xam ne tey jii ñoo sanca TRRC gi nii ma yaagoon naa koo wax waaye dafa mel ni ki rek alhamdulilah yaa ngi gën a dëgëral suma kaddu rek ñii amuñ xel ñii dañ gàtta xel dañoo xalaat lu bëri ngir lan ngir ñeneen ñi nekk nañ Europe for how many years amuñ dara soo dem bëgg a teekee si TRRC bi lii moo taxoon xam nga gaay di ñëw di deewoo di xakkimoo alal ñi alal bu ñoo jël di ko tuur si TRRC gi nii di naan diw victime la diw victime la diw victime la diw victime la te at the end of the day soo toogee sax nga déglu ñoo xam ne ñooy oote seen boppa ne ñoom i victime leen soo dégloo seen story sax daf day nekk loo xam ne sa taliwut because soo laajtee ibu wala le nga laajte Moodu ne la ne nga laajte Samba indi la different kind of story so stories yooyu noonu yow ba ngay jël ak ba ngay mun a dégal gis nga am xel jëriñu doomi aadama len lu dul xalaat te boppa nag nekku fa pour enu rek non you have to use it effectively understand nga su koto yi ñii lii mooy seen mission waaye nag war nañoo xalaat ne baamel dafa lëndëm te doomi aadama nag war naa xalaat ëllëg ne ëllëg dina ñëw te bés dina ñëw dina ne laajte ñoom lépp loo xam ne moom leen liggéey wala lépp loo xam ne moom leen am si aduna gi naka leen ko amee ngir lii dafa nekk loo xam ne nit ki daf ko war a déglu nit ki daf ko war a bàyyi xelam bu baax a baax so man lii laa am pour waxtaan si lii laa am pour yokkal la si wàllum boobu loolu leen because soo xoolee TRRC gi sax di nga xam ne ni ñii ñu mer leen di nga xam ne ñii ñoo xam ne di yàgga struggle amuñ dara ñu mer ñoo xam ne seen papa xëj na démba ñu ngi woon si team bi waaw si téeri kafo gi nekkaatuñ fa xam nga rek comme niñ ko waxee rek xalam dafa dem ba di neex bu mba dog waaw ñoom xalam bi bu mu neexee na 1994 révolution bi ñoom Babili Mansa dog ko loolu moo leen naxari so revenge boobu noonu moom lañ ñëw tey jii ñu ne loolu la ñoo capitalise la pour géem a dugal Yaya Jammeh understand nga waaw loolu la rek because ñu mer leen waaye nag duñ mun a succeed because xam nga lu tax yàlla éene la dee fee ngir ñoom seen éene dafa bon seen éene dafa ñuul Uncle Sam Sarr bu doon dëgg dañ ne dem bugg a reconcile Gambia waaye man dama ne balaa ñuy indi 94 ba 2016 léegi ne gars yi seet 81 lan xapp noonu jamono PPP ñoom seen bàyyi ñuy taxaw ñu sanca commission bi seen bàyyi time bu ñu nekkoon si nguur gi lan amoon 81 ñoom how many human rights violation leen commit waaye déedéet ñu ne non 81 moom mooy bul daal bul jege waa 94 moom ñoo ba 2016 loolu moom dinañ gis ne daal dinañ taxaw dinañ try seen kéemtalaay kattan to ensure that ñoom luñ soxla ñu mun a succeed mooy nan ñu téye Jammeh tëj ko lii mooy seen agenda amuñ benn agenda nag Chinese movie la you kill my father 25 years ago here today no naka today I'm here for revenge that's all waaw dañu woon i dragon style i kung fu yeeg you never know lii munta yóbbu réew kon bu fekkee ne dañoo bëgg a aati mbir mi ngir yàlla tax rek kon war nañoo delluwaat seetaat étuwaat lan ñaawte fi fa am ngir bakken rek la te xoolal nu sa nit ki important ne noonu la nit ki jàmbur gi am na doomi jàmbur bi am important ne si société gi waaye kon doo téye nit ki ba pare nga ne waaw man suma doom lay faytal waaye doomi keneen duma ko faytal te soo xoolee ñoom lu ñoo wax yëpp étuwaat luñ def dafa bëri according to kilifa ñoo xam ne tombé ne ñu ne amoon na jamono joo xam ne dañ tiyoon over 100 nit tëj leen waaye ñëpp a dee ba mu des kenn waaye dégg naa ne mayel tuutam dem fa tëjoon nit ñi xam nga choléra bu mu ñëwee ñu bëri dem fa jot a dee xanaa loolu du human right violation da loolu animal violation la kon those people xanaa ñooyu duñ i doomi aadamal xanaa dañ bugg a wax ne ñooñu i rab leen ndax dañ bugg a wax ñooñu dañ jékki-jékki rek rot si suuf wala sax si suuf si ñun ñu tan dafa am si famille yuñ jógee kon every life is matter ak ku mu di doon nag dee rek la
te amul beneen façon yi dee bu du am benn dee rek a am waaw kon yow bu fekkee ne ñii seen dee bi da nga ko consider den ñale ñu dee kon seen dee bi da ngeen ko war a consider den bu fekkee ne fay la kon ñëpp la war a fay waaye gis nga koto yi nii moo tax duñ nangu TRRC gi jeex xam nga lu tax because ñu bëri ñu si teedee ñu bëri ñu ngi enjoy seen boppa ñu bëri ñu si am loolu ak loolu ñu bëri nag fa leen jógee rek ñuy samp seen taax yi ngir ñii lu ñoo wax sa nekku si ñoom i juuma leen ñii dem betray Gambia understand nga ba pare soo xoolee sax man nit ku ñuul lii always dam ko dee man ne ñaara soona si àdduna mooy nit ku ñuul ak mbaam ngir mbaam foo ko fekk ñu ngi ko duy di ko tega i et nit ku ñuul nag foo ko fekk na dafa soona ba dee pak te du am du ko lu ko ne ngir lan nu ñoo xalaatee moo gàtt nu ñoo xalaatee sax moo njëkkaa négatif ngir lan tubaab bi dañoo nekk seen dëkka ñu ne ñu léegi ñoom dañ ñoo jàngal naka lañ nag dañ ñoo jàngal human right ama naka lay war a good governance ak yooyu leen waa human right violation lañ ñoo wax te soo seetee in history ñoom luñ def wala ñoom luñ rey si nit ñi sax is even more than the population of the Gambia waaye doo mus a dégga tubaab bi taxaw ñu ne waa dañoo yóbbu suñ njiit bi suñ président bi dinañ ko yóbbu ko wala suñ njiit bi dinañ ko yóbbu trial wala code bi dinañ ko pour questioning amul fen kon lana tax ñun nit yu ñuul yi ñuy téye suñ leaders yi xam nga yóbbu leen ko try leen ba pare jël leen tëj leen ba pare indi name of what waaw xam nga we need justice so what of those people ñoo xam ne ñoo leen di jàngal loolu noonu ñu leen a pousse pour ngeen def loolu ñu ñaata nit leen rey kon moo tax ma ne la nit ku ñuul ak mbaam rek a soona ngir du ñoo xalaat ba pare koo si gis nag dangaam te ku la daaxa sol kos ak sol leen laaka angale kooku moo gën a stupide mbaam ngir du ñoo xalaat gis nga am Uncle Sam Sarr soo xoolee sax amoon na bés maa doon seetaan TRRC ñun doon wax yi fi gaaneen ñoo xam ne ñoo deewoon xam nga rek yooyu pour dugal affaire yi la pour affaire yi gën a make sense right ok gars yi buñ commencé di wax waaw ñaata gaaneen ñoo dee kii ñoo indi kale ñoo indi story am kale ñoo wax fale kale indi am nga soo mënee gars yi ne soo léegi at the end of the day ñii lan la ñoo génn si lii ngir fu mu ne nii dafa mel ni ki ñu ngi risk life Gambian su nekk in ama Ghana in the simple sense that am na kenn koo xam ne xëj na da ngaa wax xoolam bi tànga mu gëtee yow mu ne waa yéen seen nguur gi de ñoo reyoon suñ nit ñi suñ dëkka seen dëkka kay su ñu ngi mun nañoo jël revenge ngir doomi adama matut waaye gis nga ñi ku la si gën a ëpp beejaaw ku si gën a am beejaaw kookoo gën a dof may wax imaam yi di taxaw naan dañoo ñaan may wax dat xaw ma bishop la xaw ma lan la mu ne mu ñoom tam dañoo ñaan lan dañoo ñaan kon dafa mel ni ki ñoom ñu ngee taal fitna te yàlla dafa ne képp koo xam ne dafa taal fitna kon moom yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko roba kon imaam yi ak tiaras ak gaay ñi fa nekk ñu ngee taal fitna ñu ngee ewo fitna ba pare tiaras si gi sax nekkul di jàppale réew mi because soo xoolee tey ji sax tax na sax bi ñun ñoo xam ne mooy suñ sécurité yi tax na ba mënuñu am execute their duty accordingly because mënuñ koo def ngir da ngaa gis ni kii di def ñaawtef nga bëgg ko attaque nga xalaat ne diw dee defoon na ko waaye dañ ko oo TRRC waaye xam nga soo man nag dama avoid loolu noonu because bëggumaa ñëw ma appuyer si benn commission boo xam ne dañoo taxaw di ma bulli wala di ma naan da ngaa fen wala di ma wax ne amul waxuloo dëgg man loolu duma si bokka lii moo tax ñu bëri ñu fa dañ dee moytu pour def yeneen yi waaye gis nga ñii duñoo xalaat seen xel yi dafa gàttal ni bigini kenn amu si xel pour xalaat moo tax lu ñoo toggee yëpp pour lan gis ne Jammeh nañ ko téye waaye nag dañoo fail F9 la ñoo am flat ngir duñ mun a succeed nga am nga lu tax ngir ñun duñ seet just tubaab jógee Europe wala jógee Amérique noonu naan dafa trial suñ président suñ own dëkk xanaa ñii den naan kaana xanaa den naan sum-sum xanaa den naan roos fii ku fi anga du ñoo def lu ñoo paree def dafa taal dëkk gi ngir xam naa ne Jammeh sax wax ma ne Gambia rek la de ma ne bu nekkee Ethiopia sax ñu paree ko téye ngir ñi ñoo ko def sax kii kenn du leen bàyyi ngir xamante nañ ku nekk xam ne fuñ dëkk te ku nekk xamante nañ ñu ni leen xamante nañ Gambia ma ne la dafa mel ni ki benn kër bu mag la rek da nga koo divider bi dafa kundaay loolu la mel si yeneen dëkk yi because du am nga am na ñoo xam ne seen benn cité rek moo ëpp Gambia waaye kon ñii lu ñoo tooga du wax te gis nga Gambia mu ngi ne teg na ñëpp ñu ngi toog mandi waaye koo fi gis mu ngi mel te fii lu ndaw rek wax ma ne la peut-être ma ne baa nga soo ko fi taalee sax wala dëkk bi dafa jaxasoo ngir ku nekkaa ngi mer
ñii leen lii la war a see moo tax dama ne Adama Barrow nekk ci state house bi di lekk cuy ko du solution gi déedéet da ngaa génn nga adresse da ngaa jël décision nit ki naka njiit da ngaa jël responsibility waaye dafa mel ni ki moo daf dee daw ndax waaye daf dee bañ ñu ñëw waa Adama Barrow de nguuraa gi lii ak lii déedéet boy soo nekkee président Gambia Adama Barrow maa ngi laa ñaan il faut nga nekk fambondi téye sa ñaari jaasi waaw ngay di tas rek waaw egg si kaw korget yi si kaw mango yeeg kaw taax yëpp il faut nga def ko ngir yow la ñoo laajte Gambia démba naka nga doon ronee réew mi da nga fa ne moo tax lépp lu ñoo def la ñoo ne waa Adama Barrow ku cool la moo tax time boo waxoon ne nga ne yow waaw yow de moom doo mun a nekk waaw yow soo nekkee président ku nekk liggéeyam na nga koo bàyyi mu def liggéeyam moo tax na ma ne ga yow may nga criminal yi chance so lii moo tax criminal yi tam ñu ne mu ngoog nag waaw ñu luñ doon ut moom susu bi jot na waaw fu mu ne nii ku nekk dafa sotti nag at bi weer bi kii mooy sotti weer bi département bi mooy sotti beneen weer bi département bi mooy sotti wala ministre kar yi mooy sotti ñii la rek dañoo jël sa nguur gi def ko nguuri susu ku nekk di sotti waaw nu mu ko neexee rek Takaaru Njaay di naaw yaa fi toj di wax waaw jéegi nag loolu rek farankallaayu rek leen bugga nag koto yi farankallaayu rek nekk si olala rek guddi samedi rek waaw ras ging loolu mooy seen agenda moo tax koo si gis nag benn ñaar rek takka na jabar rek teg booram lii mooy seen problème malaan yaa leen sonal ne ngeen ma jégga waaye dégala las di reality koto yi lef rek loolu moo leen sonal moo tax koo fa gis nag bugguñ dëkk bi at xaat ku la ne dem bëgg a dëkk bi billaahi gaay bugguñ seen poste rek moo tax soo xoolee sa ñu bokkoon sa si 2016 bi ñuy su ñoo wax sa dañoo ne waaw ñun ñoo xeex ñu leen dóor waaye bu xoola bu taranga bi ñëwee dañ ñu aj kon yéen loo leen doon xeex loo leen doon fay dem dëkk seen poste ngeen doon xeexal that's the reality especially suma gars yi waaw yellow color bi da ngeen ma jégal waaw nete munko bi waaw dañoo taxaw naan wan yéen tolle kele seen tolle faata yéen tolle buutee kay kabrin kay ronaatay rek tol man kuumaaje ñii ñoo fees si sa nguur gi façon ñii ñoo fees sa nguur gi so ñoom lu ñoo oote yëpp du dem moo tax dama ne ñun de war a jànga a lot ngir yeneen dëkki Afrique yi sax lu mel ni Libya war nañoo jànga lu mel ni Irak dañoo jànga ngir dañoo ñëw jaxase sa dëkk bi yëpp talal la sa dëkk reel la sa njiit ba pare nañu doon di sàcce loo xam ne yéen a ko moom in the name of what waaw xam nga dañ génnee dictatorship indi démocratie kon démocratie may suma waa ji démocratie musiba la de saa yu ñu waxee dañoo génnee dictatorship dugal démocratie mooy dëkk bi crash na nag affaire yëpp tàkk jaxaso waaw nii la fa nekk di demee rek te dëkk bi exactly lii moo nekk di happen kon dama ne allez ubbi suñ bët ñu xool intellectual yi ñoo sonal Africa intellectual yi nii human rights defenders yi nii lawyers yi nii ñu ñoo tas Africa ngir ñii la ñoo use because ñii óor na ma óor yàlla ne su doon jamono kunta kinte la kotoy dañ ñoo jaay te ragalu ñoo jaay xëy bee na suba rek ceeni suñu ne la ma ne la génn la seen kër waa dañ ñu ko jaay waaw jox ñu natul suñu yëpp ngir ñi i criminal leen nga criminal bu civilized moom duy liggéey fetel de déedéet moom PEN la moo joobee pen jaxase rek fen rek nar rek rambaaj rek moo tax koo si gis nag gémmiñ yaa ngi mel ni mbalka ngir lu du ñoo wax dëgg du ñoo wax jàmm musiba rek la ñoo wax soo waxee ñu ne la waa luwaa nangam te ñu yëpp xam nañ ni yëpp dëkk yu ma leen limal nii de ñoom ñoo ko tas dañoo ñëw tubaab yi dañoo use gars yi ñu ne gaa waaw léegi traité na ngeen créer benn uprising rek su boobaa nag ñu ne leen support next minute suñu écarté rek hey we hate that guy we hate our president so and so nonsense ñu jox leen i fetel ngeen a fetelante te yow soo fetelee sa moro yaa ngi rey sa mbokka yaa ngi rey sa own nit indi ne ma fa dem bugga régime bi change so suñ defi ne ba change nag ne waaw mu góog nag yéen dof ngeen baam yi nag mu góog luy leen soxla nag ok léegi naka la waa léegi lu ñoo taggat a leen tegal seen diw gi wala a leen tegal seen góol yi wala a leen tegal seen any minéral bu ñu fa mën a am ñu taggat boobu noonu ñu doon di développe seen country yéen ngeen nekk di reyante ku dëkkoon si tàng nga ñëw dëkk si tent yi fi doomi xaraam la da ngeen ma jégal bu yi fi bon la doo mën a dëkk si taax next minute nga ñëw dëkk si tent ngir ngeen nekk réfugié so ana démocratie bi lan leen indil kon dëkk démocratie musiba la moo tax ma ne gars yi ne abe karasi la abe malalal kan lii mooy karasi bi nag
musiba kese la na jural te képp koo xam ne danga ko dugal sa réew ñaareel na dañ dee fay price ba nag ana Libya danga ko fay dëkk ana seen taaxika yi ana seen easy access bu ñu doon am ana free education ba ana luñ amoon jamono Gaddafi so ñun ñu Gambie ñu am leader bu mel ni Jammeh ñu ne waaw non Jammeh c'est dictateur den kana ne ko dictateur kon Jammeh su nekkee dictateur fine yéen ñu leen a dictateur na lan leen ñu wax ne ngeen def lii ngeen koo def tubaab bi ñu ne def leen ni ngeen def ana ñoom ñu nekk di leen dictateur waaye di ngeen a feebar rek seen xel yaa paan waaye il faut ñu gisee gars yi tiikee moto si rek ñu yokkal leen diw gi rek maintenant seen may ni ngir yéen da ngeen feebar wéru leen doo leen dee xalaat ah because ñun Africa always lu ñu dee dal mooy dañoo am very good leaders yoo xam ne they are very intelligent leaders yoo xam ne bañkat leen te lu ñoo bañ ñëpp suñu interest day nekk soo da ngaa gis kenn ku stupide jóge si diaspora bi rek laaka la anglais rek ñoo taxaw la nag waaw xam nga réewi tubaab bi duñ dee demee nii waaw xam nga civilized world bi nonsense civilized ban civilized la ñoo wax ngir ñoom civilized suñ ngir rab yi lu ñoo def ñoom loolu rab yi luñ du def loolu la ñoo def ngir da ngaa gis koo xam ne dafa ñëw tontu papaam te doo si mun dara yu ma doon expérience benn si suma benn koto la moom dafa demoon UK o America so mu dem si benn xaritam xam nga rek Gambia bi rek toog di waxtaan ak waa ji so doomam bi mu ne gars yi ne ñoom du ñoo wax ni nonsense la xam nga so moom daal mu ngi déglu ñu sa gars yi noppi so mu xool wa xaritam mu ne ko boy sa doom bi lu ma wax ni mu ne ko waaye kii doo téegal de am mu ne ko fii Amérique la waa gi dafa mujjee mer sax rek am gi dafa ganeli yoon dafa demoon noonu nga ees noonu Europe Amérique rek mu jékki-jékki rek loos dem saytam ngir doo ko mun a muñ ngir su stupide rek leen dee jàngal ñi ba pare xale yi ñoo dee dem ba mag na ñu yaaxal waaye ñu téye leen tëj leen nga ñii dem feebar so yéen ngeen a ñooñu ngeen a copie ñooñu ñoo leen a use pour ngeen rey seen own leaders yi moo tax dañoo rey ba pare nag su boobaa nag nga dee ba pare nga doon di la tàggat nag di la tàggat nag dégg Yaya Jammeh hero la woon ñoom Thomas Sankara hero la woon ñoom Mandela hero la woon Gaddafi ñoom Huré la woon ñoom Saddam hero la woon doo fekka already hero yi time buñ nekkoon di def lu ñu expect si leen ko doon te ñu ko doon na ñoo laa tàggat moo tax fii sooy de dafa ngir yàlla tax de waaw ngir soo nekkee si dunda moom bul wori sa kenn du la tagga waaye da nga dee rek su boobaa nag ñu indi la lu mel ni Magal Tuuba nag di la ko tagee nag doomi adama yaa naafixa Gambien ba naafixa Gambien ba selfish African bi moo naafixa moo selfish lii la waaye Yaya Jammeh nag ñun duñ ko nangu ngir dañ xam ne for 400 good years fu tubaab yi ñëwee lan lañ leen defaral dara waaye Yaya Jammeh ñu jawara ñëw 30 years waaw mu tray dégal na nu bon nag waaw diggante base bi moo xoori paañang fa woon du tali de xoori paañ la woon waaw boori Latrikunda xoori paañ la fa defoon waaw ej na tali bu ñuul boori ba dégga Westfield dem Banjul la rek waaye Jammeh ñëw door a ñëw tali bu ñuul fii lay base waaw def lu tubaab bi defu def lu jawara defu tey jii ngeen pare ko paint black da ngeen dof ñun dirian leen amee yéen peinture rek waaw ñun dañoo xoolal xoos rek soo leen soona duñ soona ngir yéen gomu leen dara ngir yéen xamu leen tus lii la rek kon xoolal comme africain yi rek kon xool leen exemple ok ma dem si Mandela xool leen Mandela bu Mandela nekk at his useful age time bu mu gënoon a active wala ma tubaabee luñ ko dee dañ ko téye tëj ko almost 26 or 27 years in jail buñ xamee ne Mandela nag fu mu ne nii dem na nag ba caasami jenn ba màgget na nag ñu doon di ko release ooyee ko hero te time boobu he was a criminal de waaye buñ xamee ne léegi mënaatu dara ñu ooyee ko hero next minute ñu def ko anga mu nekk président yaagut rek mu bàyyi because mënaatul ko def because xam nañ ne fu mu ne nii pare na waaw su noonu lañ dee destroy suñ leaders yi loolu lañ dee bugga because soo xoolee ñoom luñ def mooy ñun defuñ ko xoolal tey ji Israel ak Palestine la na fa nekk di xew waaye doo musa dégg di so-called human rights defenders or human rights activists ñu wax si doo dégg tubaab bi ñu condemn ko ngir ñoo bokkam buus Ousseynou Assane la 6 and 9 la moo tax yàlla daf ñu advice al yahudi ak nasaraay dañ leen war a moytu tey jii ñun suñ gaay al yahudi ak nasaraay ñoom la ñoo gëm ma ne gaay fii xoolal kenn duy jublu kaabam boog ñii yëpp su ñoo jublu xala si west bi la ñoo jublu foofu la ñoo julee ngir luñ doon gëmuñ ko
dañ tudda i ensa rek waaye ñii tudda ñi i moo lamin rek waaye ñii booy ñii waaye i ñoom gandoo ki leen war a jox gaay waaw waaye i ñoom okuji waaye ak yeneen tuur yi nag yoo xam ne xoolal bokkuñ waaw because ñii lu ñoo wax gomuñ ko su ñun ñoo war a eew ñun ñoo war a ubbi suñ bët gis ne ne xoolal yëpp ngee happen si àdduna bi but nobody will say nothing anything look at that xoolal rek si biir juma ñi ñaa ngee lifi ñu ñoo génne ñu seen kër yi ba pare moo tax dama ne fair play amul si àdduna gi UN ñi ñoo wax yëpp is all nonsense i naafixa kese fa ne ak lu ñoo defee doo musa dégg gaay condemn ko waaye na nga Africa leader rek rey benn nit wala tri nit kooku dafa yaaxal yéen fi doomi Adama ñu doon nag nit ku ñuul sol kos yi na doo di wax yes human right violation banque maane nonsense ak gaay yi ici affaire bi dafa saat waaye ñale ñu ngi réño ñooñu duñ doomi Adama dem waaw ñole moom ñoo nekk si kaw luwaa bi UN suñu waxee sax ñoom dañ leen faale ñun dañoo def lu ñu nee kër xoolal kenn mënu si dara waaw ñun ñooy luwaa yi so ana fair play bi moo tax sax amoon na bés dama ne suma benn ko do ma ne ko xam nga ma lu ma jaaxal ma ne ko man ICC du ma ko dee xoolee ICC ACC la Africa International Court Criminal Court ma ne ko because doo am nga Africa bi rek la rek du international Africa rek la because ñu ne ñëw tee ñu tëj ñu te ñu dee use suñ on ñi la ñoo use rek waaye ñu ne gars yi léegi yam yóbbu leen rek ngeen prosecute gars rek ngeen tëj leen nag ngeen ne waa de yaaxal de commission mi ni am human right violation ana ñoom George Bush ana ñoom Tony Blair ana ñoom ñi naka la tudda am Barack Obama ana gars yi waaye kenn du leen laal tubaab bi dañoo ñëw protect seen leaders yi jox leen anything luñ bugga jox leen full security lan la tax ñun duñ mën a def loolu ba pare di same people ñoo leen a use ngeen tas seen réew next minute ñu jox leen chicken change ñu ne develop leen seen country moo tax suñ leen ooyee rek ngeen daw di rari nag sa ñaankati sarax yoo leen doon mu leen a defa dara ngir ñii suñ leen bëggee ni kon ñu wan leen ni ñoo defaree seekul waaye pour ça sax mun leen koo defar paracetamol sax mun leen ko dara mun leen ko lu du toog di wóona rek maalo bi sax den koo oora te am ngeen laan ke góom loolu leen loo xam ne sa du dëgga seen bos ñu ooyee ko local seen bos ñooy original bi moo tax di ngeen na dee ak feebar rek moo tax fii di ngeen nekk góor yi pharmacie mbàtte jigéen yi pharmacie de fii aleen dem rek ngir ñun gëmuñ suñ boppa nit ku ñuul lii mooy problème bi da ngaa wax be soona moo tax bu waa ji ñëwee baabili man sax mun nañu ne back to the land te agenda te loolu sax war leen koo stop yéen da ngeen waroon a promote loolu leen waaye déedéet waaye lépp loo xam ne jaame la rek duñ ko def mu ne setal waa nit ki mun loo dëkk si tilim ngir xoolal yàlla sa set la bëgga te yàlla bëgg na nit ku bëgg a boppam yàlla dafa bëgg ko set ngir xoolal moo tax xoolal waaw yàlla dafa bëgg lu yiw waaye déedéet ñu ne setal ñu ne déedéet loolu jàmmee ko indi loo xam ne pour seen own ting la de ñu ne déedéet duñ ko laal free education ñu ne déedéet hay loolu mbiri jaame la ñu ne gars yi léegi fay leen garab ñu ne la waaye doo taami jaame la waaye taami jaame garab amut jaami rab doon joxe garab nag waaye léegi oxygène sax amut glove sax amut léegi-léegi nga gis benn glove dans si yi 10 patient nga koo li fi ne jàng loolu mooy dëgga loolu mooy ñu Gambia yéen am ngeen lu em ni maagal Tuuba loolee war a wax Gambia waaye kenn du ko wax ku nekkaa ngi lifi rek ngafti suma poste ngafti TRRC ngafti jaane commission bi ngafti CRC you never know ak commission yu indi fii ñaata xaalis ne fa de waaye xaalis yooyu doo ko gis nañ ko jox nit ñi kenn du ko gis moo tax bu ñëwee seen yi fi nonsense corona yooyu noonu covid 19 xaalis bi ñoo ko tooy séedoo ko maalo bi ñoo gars yi séedoo ko pengu bi ñoo ñu ne ñu jël ko moo tax ma ne leen ne man suur naa seen pengu jël leen seen pengu bi wallahi suur naa ko waaw ngir lépp yii yëpp loo xam ne soxla naa ko ñëw na faalew leen ma kon pengu yi ñoo ngeen paree ma koo jox kon du ma leen ko jox kon am Samsat kontaan naa trop nag si sa taxawaay waaye xam nga lu ma nee si yow dégg naa tay nag yow moom xam nga joolaay dañ ne waaw joolaay léegi gole ñu ne aw ñu ne inje waaye yow nag danga ma neex trop xam nga lu tax ngir gole yëpp nga santal loo saar
waaw waaw kontaan si yow rek bég si yow waaye di nuyu ñëpp waaye di xool am naka la tudd sa forum am capitaine Ibou Diallo am colonel Samsa maa ngi leen a nuyu yéen yëpp man di leen sant di leen gërëm seen xarit la seen doom la du Jiba Klo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu nasono moto men setan milioti mbesal lakira sallallahu alaihi wasallam kan nga ala tentu bake Allah subhanahu wa ta'ala nga tentu ay nyatu nga kendol dina APRC alhamdulillahi rabbil alamin APRC call ali nga ala tentu de wallahi ali nga ala tentu nyatu nga kendol wolle be mbulu ni yata Cheikh Fason Alhaji Docteur Yaji Mbabali Mansala kanabula abakasi ramen keda Babakar ke kendo tombo njatana la extrifolu councilor le chairman deputy lo musukunda ke kunda katabula nkodum Alhaji Bajo ko dukre anala dumala kolbe musukunda ke kunda bele botode ni ko amusukunda ke kunda APRC mbenyantalo na le kafo kata yutolla amusukunda ba ake kunda bele boto abele boto oto alinga wuli APRC ngol alinga wuli alinga try alinga adi katol ni nako alinga bunti nte Mamad Bajabe nyamena wallahi kalta ala nin kila membe na sono moto mbi ala dal mena election kan ke Gambia kono babli mansa ni mayna e banko nyinta adu ala sakeno mote afol ala e munyin ke mundal la hani ni Mamad Bajabe sake si Mamad Bajabe nyinga yin ko sifake muna bari ala hani woto mbari wolu nakuma beda menkan ngamoy yuko na deputy party Ousmane Rambo Jata ya for June on the 6th mol nyantawla banku tamalari oto mbemen la extrifol bulu bulu al sakirni de nakumanya akanal dimi de nakumanya akanal toro de extrifol mbemen la ali bulu ala yake ala ni annabiye ani albe do ko kendo menna albe ko babali mansa albe ko Babakar tombo njata andu malankol be woto momo banko be je ala molbe extrifol konole banko ala mobe extrifol konole woto alin kana fo ngala ngakol blanta fola na moluye foni ko wato futata hani aldukar alin kanoke sai min tudala mahani karo famosi min tudala amani karo famosi adu mota mola iba kampanyo kala na grupol kontari adu nyi atal nyanta kampanyo kala na grupol kontari amunta ko nadesta karfula nyanta nga APRC la to nyanta nga mama na grupol kontari bari bebe derin tak na extifol be derin tak na extifol nyanta wulele ya mama kafo mumu ya fo la bankoye ila nyaton ko menkita ila chamanoti because altul be dogola an Babakar tombo jata be dogola je bari al simra kafo min be alkoma ala chaman bal men be alkoma ana la yut mobisal men be alkoma jari taringi amusukunda ke kunda alinyanta alinga wuli alinga nyo bokum poto janni wato sitari wato inatalde because ka baloteri fem imam fa alka benne ide katala te kanal alka benne woto alin kana fo nita mo frada nsafo na moliye adu ni wato nyanta kitala na moliye mitino ke ya moy ka fo ha APRC June on the 6th do la banku tamara adu natalle adu mol ma hana fo from kontari kabiri na display party leader General Ousmane Rambo Jata ya fo sinakri mol manna adu Ousmane Rambo Jata ya fo
anyanda sayin kai e banko be ila ST4 banko be Babakar Tombo nyalla office kono e mum APRC political bureau kono la alla mo bidele woli nyanta wala ya fo moli janja from kon tari yaje bari hanin sayin tema mo be derita ko fola formu kon tari adu on mambetade aldu kare momo nyante la mol bonda ko potole e préparation damuta sai tuli jonne to lawla ni ala yake bela ni ofta ma mo manfa tuli jonne to da hanisa o manfo formo kontari molla mol malom aldu kare na XT4 alni do ko babel wala de bari aldu kare alinga wule alinga na mol kontari wa alinga fo groupe kono ka fo match on the 6th no June on the 6th ha ka fo banku tamal be keri oto alinga préparation damuta ni wote ni tamo nata me sai o mo problem le de wallahi bel nyantalo na le ka fo ni wato ni rali fenke atadu fengo ba damuta kata tola na molbe da tola banku tamala bari hani sai femman fodi al bebe derin tak alinga wuli alinga mama ko ni na groupe le mun to la television kono canal ti ni nam to la arde bongolti ni ne fem fo donga ka janjale katale oto mbal konton na kata ko na fo kato Africa Bangol kanabla Europe UK America na badu mama baja hadin da ko sonda gondo di ani kan no ha tubla mbemen to science al dukare alinga wuli alinga mama alinga fonna moliye kana ke ni wato fra don zapo na moliye de parla nyadi okay assalamu alaikum اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الأحد لا شريك لك وأنت الواحد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر كل شيء هالك إلا وجهك أقرب حفيظ وأدنى شهيد حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والخلق خلقك والأمر أمرك والشرع شرعك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا إلى الناس مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وذوي رحمنا ومن أوصيناه بالدعاء ومن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم في هذه الليلة الشريفة، اللهم في هذه الليلة الشريفة وفي هذا البلد الحرام والمسجد الحرام وفي ثلث الليل الآخر حيث يتنزل ربنا سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا ندعوك فأجبنا وأعطنا. اللهم إنا ندعوك فأجبنا وأعطنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون.
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا نقتدي به ونورا نهتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وألحقنا بالصالحين، واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بشفاعته والسلام عليه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. إلهنا إلهنا إلهنا، عظم الخط واشتد الكرب على كثير من إخواننا المسلمين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود المعتدين المحتلين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بالصلاة فيه، اللهم أكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المظلومين في بلاد الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام.
والإكرام إلى من تكلهم إلهنا؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا وعليهم فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لإخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في العراق، اللهم اجعلهم عن كتابك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، وهيئ لهم من يحكمهم بالكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة يا رب العالمين. إلهنا هؤلاء عبادك نصبوا وجوههم إليك ورفعوا أكف الضراعة إليك في هذه الليلة المباركة. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا نسألك مسألة المساكين، تعلم مكاننا، تعلم حالنا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء البؤساء إليك المفتقرون إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. أعطنا من الخير ما نروم وفوق ما نروم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موحد هذه البلاد، اللهم ارحم ولاة أمرنا الذين سبقونا إليك وعلماءنا، اللهم ارحمهم ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم ارفع الفقر عن المسلمين والجهل عنهم والمجاعة عن ديارهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمعهم على الكتاب والسنة ووحد صفوفهم وألف قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا بلاد التوحيد والسنة والحرمين الشريفين. اللهم من أرادها بسوء فرد كيده عليه. ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال يا ذا العظمة والعزة والجلال.
اللهم احفظهم من الإفراط والتفريط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم زينهن بالعفاف والاحتشام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام، اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا برحمتك وجودك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.